mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di kontaan bu baax a baax retrouver leen fii ci plateau Tam Tam en tout cas un grand merci à madame Cissé Kodou Mohamed macha allah liggéey bi jaar na yoon waaye nag mbokk yi dañuy nuyu bu baax a baax képp ku nga xamante ne bi waa Ndar nga soit yaa ngi Dakar wala yaa ngi Ndar tout simplement waaye dañuy xuus daal di dem ba fi nga xamante ne moom mooy Richard Toll du ñu fàtte waa Ross Béthio ak waa Paal vraiment équipe bu RTS2 yëpp ñu ngi leen di remercier ci accueil bi ngeen ñu réservé woon il y a juste quelques jours mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di fàttali nag ne yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT seen émission Tam Tam fii ci RTS2 alors lu ñu def rek lu dul ànd ak suñu xarit Mariam Meng alors Mariam Meng ci wàllu environnement dañuy kontaan saa su ne di feggoo ak moom parce que nag ay xam-xam yu mag lañ ciy jëlee Mariam dafa wax mbirum salinisation xam naa ne loolu nag mbokk yi ba ca kanamee danañ ko waxtaanee ak invité bile nga xam ne danaa ko présenter dans quelques instants mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy littérature àndi ci ak suñu xarit Abdourahmane alors saa su ne Abdourahmane comme ni ma ko waxee woon rek dafay gàddu benn téere waaye tamit soit mu indil ma benn tenue traditionnelle wala mu indil ma benn cravate waaye mbokk yi gis ngeen cravate bi tey ni mu ko indee ànd nag ak ki nga xamante ne bi moom mooy invité mu feelu ko moom itamit ak beneen cravate mbokk yi ñu daal di jóge ci littérature ñëw ci li nga xamante ni moom mooy musique d'ici d'ailleurs fas yéene ci ànd dans quelques instants ak Del Malick dinañu indil benn artiste bu nga xamante ne bi étranger la nekk moom tamit mi ngi bay waaram ci musique xam ngeen ne saa su ne dañuy jeexal ak vue sur la toile mbokk yi ñoo am ay invité nag di ci kontaan parce que nag ki nga xamante ne bi moom mooy madame Woré Gana Seck defe naa ne dinañ ko présenté waaye defe naa ne Sénégal xam nañ ko ci wàllu environnement ñuy kontaan di feggo ak moom waaye nag di kontaan it mbokk yi di feggo ak ki nga xamante ne bi mooy monsieur Aziz Fall moom itamit di écrivain waaye nag xëy na nangu ko torop danañ ci waxtaan ak moom dans quelques instants mbokk yi ma daal di dem régie dellu si waat non mais franchement nag namoon naa leen bu baax a baax ki nga xamante ne bi mooy sama xarit Abdourahmane maa ngi koy wax saa su ne nag te nag dafa mel ni dafa gën a yokk dose cravate bi maintenant y a une explication bah écoutez c'est comme ça en tout cas Abdourahmane c'est un plaisir à chaque fois di feggoog yow parce que nag wax dëgg yàlla ni ngay ñëwee ci émission bi daf may neex parce que dañu ne téere dafa am solo lool ci doomu aadama chaque jour nga indil ñu benn téere indil ñu ku bind benn téere ñu war a mën a jox envie nag la jeunesse ñu daal di plonger wu ci téere yi parce que dafa am solo maa ngi lay nuyu c'est toujours un très grand plaisir de te recevoir. oui yaa xam man tamit maa ngi lay fay di am toujours mbégte ak contentement bu rëy comme ni ko waxee un plaisir énorme nekk fii sur le plateau. Alors di la souhaiter encore la bienvenue comme ni nga ko waxee et puis di remercier aussi Kodou nga xamante ne. Absolument elle a bien assuré la truc. Voilà di nuyu également Saint-Louis. Très bien. Voilà. Ah, c'était très bien. C'était très bien. Oui. Oui, ça se voit, ça se voit. Tu étais bien habillé, hein? Merci beaucoup. Gis naa ne waa Saint-Louis aussi teral na leen quoi. Absolument. Alors bu ci kanamee dinañu waxtaanee benn recueil de poèmes bu nga xamante ne bi dinañu gis élément bi waaye nag waxtaanee téere bi nga xamante ne moom nga téye ci sa ay loxo. waaw dinañu waxtaanee benn recueil de poèmes nga xamante ne c'est un jeune écrivain slameur moo ko bind. ak sur le plateau nañu waxtaanee ki nga xamante ne nii moom moo bind. Les promesses d'une devise moo nekk suñu invité Aziz Fall donc dañuy waxtaan yaa ngi ne sànq est-ce que nangu na titre écrivain bi wala nangu ko loolu lépp xam naa après dinañ ci gën a dem ci biir inchallah ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di kontaan nag saa su ne di feggoo ak Mariam parce que nag Mariam wàllu environnement dafa ñu soxal fii àddina toll parce que nag wax dëgg yàlla gis nga actuellement ni on est au mois de décembre il fait encore très chaud je veux dire li ñu doon wax changement climatique je pense que maintenant c'est devenu très réel alors Mariam tey da ngay ñëw ak ñun ci lu am solo aussi muy salinisation xam naa loolu danañ ko tekki ci wolof bu ko defee bu ñu gisee ce sujet ba noppi nag waxtaanee ak ku mag ku nga xamante ne bi moom ci wàllu environnement ma nga cay bay waaram bu baax a baax Mariam maa ngi lay nuyu mais toujours un plaisir énorme de te recevoir. yaa xam le plaisir est énorme parce que tey namm bi moo pataa namoon nañ la bu baax vraiment tamit di nuyu au passage ki nga xam ne moo doon sama buur fii parce que yow bi nga demee buur bi dafa mel ne maa ko jëloon dëgg la Kodou daal moo doon sama jàmm gis nga kontaan bu baax tey nag li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee yaa xam mooy li nga xam ne moom mooy salinisation des sols maanaam surface yi nga xam ne dañoo am xorom nit ñi war cee bay am jafe-jafe ngir bay ci xorom soosu ci loolu la ñu jëm dikkaat ci di ci waxtaanaat incha allah ak ki nga xam ne moom mooy madame Woré Gana Seck. Très bien alors en pleine nature fu mu toll maa mi ngi wéyalu yoonam. mi ngi wéyalu yoonam bu baax. Très bien alors mbokk yi nag dañuy kontaan saa su ne si suñu ay invité parce que wax dëgg yàlla dañuy bàyyi seen ay soxla ñëw indil ñu ay xam-xam ñu partagé ko ak yéen ñi nga xamante ne bi yéen ñuy seetaan dañuy am mbégte nag
nag mbokk yi saa su ne di recevoir madame Woré Gana Seck koo xamante ne bii wax dëgg yàlla min na plateau Tam-Tam bu baax a baax muy président commission environnement cadre de vie ci conseil économique et social Tata Woré Gana ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm di kontaan saa su ne chaque fois boo ñëwee macha allah dafa mel ni xam-xam yi day gën a yokk ñu ngi lay gërëm bu baax. ci sa tool maa ngi gërëm bu baax a baax. kontaan nañu si yéen trop seen liggéey jaar na yoon. ngeen ñuy jàppale itam. parce que liggéey bi boo koy liggéey. foog ñu fësal ko. dëgg la mën kaa partager. parce que liggéey sa gox peut-être que télévision bi. ku nekk sa biir kër mën nga suivre événement yi mën nga suivre li xew. dëgg la te lii pour yéen nit ñi rek pour jàngal leen. absolument moo tax ñu kontaan si seen liggéey bu baax a baax. jërëjëf ñoo ngi lay gërëm di la sant dinañu jokkoo ak yow dans quelques instants mbokk yi di nuyu bu baax a baax di ko dalal jàmm monsieur Aziz Fall maa ngi wax sànq ne ñun dañu ko indi comme écrivain monsieur Fall ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax en tout cas doon kontaan nañu bu baax a baax ci sa teewaay fii ci émission Tam-Tam. jërëjëf yaa xam maa ngi leen di delloo sant bi. di leen gërëm aussi si dalal bi jekk na rafet na. puis li ma gën a kontaan la mooy da nga may waxu Ndar jaar nga fa ñu teral la. dëgg la wallaay dëgg la dama ci gën a bég ndaxte man doomu Ndar laa. très bien. te doomu Ndar loolu la xam na dëgg la teraanga te gis naa teraanga bi fii tamit donc maa ngi leen di gërëm di la sant. ñu ngi lay li sant nga wax bu nag baax a dinañ baax ci dugg xam dinañ naa ci ci dugg kanam dans parce que am na quelques benn instants. mbengeen bu taxaw sama kanam du ma baal dara. en tout cas di ci remercier aussi le gouverneur de Saint-Louis bu baax a baax ak maire wu Richard Toll mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci seen émission Tam-Tamu tey bi ànd ci environnement ak Marième Meng daf ñu indil lu am importance loo nga xamante ne mbokk yi dañuy ànd ak moom nag dem seet mu ne salinisation des sols ñu dem dellu si waat. mbirum xorom moom defe naa ni ñiy tukki sax di dem ay Kaolack di dem ba léegi ba Ndar ñu ngi gis ni foo dem léegi nit ñi sax xorom bi activité la boo xam ni dafay rapporter lu bare loolu nag ñu ngi koy gën a gis parce que nit ñi ñu ngi wax léegi affaire changement climatique maanaam jaww ji ni muy soppeekoo mais jaww gi tamit suy soppeeku du soppeeku rek ci di muy tawee ak yeneen dafay soppeeku ci ndox mi dafay soppeeku ci suuf si li nga xam ne ni suuf si noonu lay dundee léegi nag suñ koy seetloo ni géej gi di xorom si di gën a bare maanaam xorom bi sa dem na ba jéggi dayoo dafay dugg ci biir suuf yi nit ñi di bay mais su dugg duñ ko gis parce que li ñuy wax suuf ndox mi nekk ci suuf maanaam ñi gas teen ak ñooñu dinañ ko gis dañuy gis ne suñu gasee teen dafay am xorom ñu dem feneen ñi gasaat teen mu am xorom donc c'est-à-dire que am na ndox boo xam ne nit ñi duñ ko gis mi ngi jaar ci suuf di dugg ba fa ñuy bayee loolu nag dafay commencer di am loo xam ni mi ngi bëgg jéggi dayoo donc li ñu war a def kooku te kooku su egsee dootuñu mën a bayeeti léegi li ñu war a def mooy lan la ñu mën a def set ba mën a aar suuf soosu ba nga xamee ni mbay mi du dellu gannaaw. Fatick moom it bari na problème problème xorom parce que moom ni ñu ko présenté ci papier bi sax gis nga xorom si dafa bari non seulement jigéen ñi dañuy ñëw sax di kii foofu di kii sax di jël xorom Casamance moom it bari na xorom surtout base Casamance foofu parce que yooyu yëpp mooy géej gi daf leen di dafay sooxe suuf moo tax yooyu yëpp bari nañu sax le problème nag problème yu doy waar la pour bay suuf yooyu dafa metti trop. loolu nag am na solo trop parce que loolu moo ñu dajale fii ci penc bi ñuy def tey ndax penc bi dafay tax ñu xool li ñu def Sénégal ba léegi est-ce que loolu dina aar mbay mi su ñu nee mbay mi tamit càmm gi ci la bokk pour nga xam ne activité dina mën continuer parce que suñ ko deful xorom si day gën a dugg ce qui fait que suuf yooyu dañ leen di perdre léegi nag muy ISRA ak muy ñeneen ñi am na ay façon liggéey am nañu ay chercheurs yu xarañ yoo xam ne gëstukat yu xarañ yu nekk ci jëwriñ yooyu en tout cas ñu ngi ciy liggéey pour mën a génne ay variétés par exemple ceeb yoo xam ni kenn ñomewu ko woon def foo xam ni dafa am xorom léegi nag dañuy jël ay ceeb di ci liggéey ba nga xam ni ceeb boobu fu am xorom ça dépend ci xorom bi nu mu toll dina fa mën a sax loolu nag dafay gën a tax ñu mën a xeex maanaam mbir moomu donc ce qui fait que même ay yenn façon garab yoo xam ni mën nañ leen fa ji yooyu tamit dafay tax ñi freiner progressivement xorom si léegi nag ci yooyu nag la ñuy yëngatu moo tax tey ñu daje fi pour mën ci discuter.
waaw Mariam damay kontaan parce que saa su ne wax dëgg yàlla ci mbirum environnement dama ciy jàng lu bëri alors c'est vrai que sànq maa ngi koy wax ñi ngi waxu changement climatique ci jaww ji waaye nag nekkati changement bi yemul ci jaww ji dafa dugg ci biir suuf si mais nag loolu nekk problème bu rëy léegi nag solution lan la. waaw yaa xam keroog maa la koy wax nee naa la temps moom est-ce que en pleine nature sax du ma la ko jox jéem a xool ba xam parce que mbirum changement climatique bi nga wax wàllu xorom bi lu ci ëpp conséquence su changement climatique la parce que tey suñuy xool fii ci Sénégal dañu am 3,800,000 hectares yoo xam ne moom mooy hectare cultivable yi nga xam ne pare nañ pour bay si mais li ñu pare pour bay li ci baax 1,700,000 yàqu na ci ndax xorom bi. waaw. kon mu doon presque plus de la moitié boo xam ne war nañ fa bay te mënuñu fa bay ndax ay jafe-jafe yoo xam ne xorom bi moo ko indi te loolu li ci ëpp ci changement climatique la parce que tey bu géej bi yéegee mooy indi yenn jafe-jafe yi loolu moo tax tey ñu invité ki nga xam ne nag moom mooy madame Waré Gana Seck ñu waxtaan si ñu jéem a waxtaan ak moom laaj ko aussi situation terre salée yi fan la toll ak yan jéego lañ ci mën a def tey ba mën a jox am yenn surface récupérable yi nga xam ne moom lañ bëgg ngir baykat yi mën cee gis seen bopp. absolument ñu ngi lay déglu. bon affaire terre salée dafa nekk lu doy waar. ndaxte mois de juin bi la fête de la renaissance scientifique. thème boobu l'Académie des sciences tànn. pour ñu gëstu ko waxtaan ci ndaxte comme ni ko Marème waxee fi mu nekk dañ ne 1,700,000 hectares mais dina dem ba 2 millions parce que dañ ko war a def gëstu cartographier ko ba mu wóoruñu ne lool na parce que dañuy jël ay chiffres yoo xamante ne duñu xool ndax wàññeeku na wala yokku na te bu ñu liggéeyulee day yokku léegi terre salée yi ñaari façon la am na façon boo xam ne comme li ko monsieur Alioune Fall directeur ISRA waxee géej gi mooy dugg si suuf si wala géej gi dugg si ndox mi ba bu nu kasee ay teen n'est-ce pas ndox mi am xorom wala suuf si di ñax xorom si di ñëw si kaw suuf si yàq suuf si. très bien alors man mais am na yeneeni façon yoo xamante ne c'est la roche mère même dëkk yoo xam ne amuñu tefes mais ndox mi bi nekk si biir suuf day ñëw si roche mère bi évapotranspiration ñax suuf si am xorom donc ñaari façon la. léegi man ci ñaari façon yooyu bëggoon naa xam exactement ci Sénégal ci yan pàcc lañ ko fa mën a teg ne lii problème bi côté yi la am. waaw léegi boo jëlee la zone littorale. boo jëlee région de Fatick région de Thiès d'abord. nga dem dëkk bu tudd Joal dem dëkk bu tudd Fadial foofu am na problème mu suuf su am xorom. nga dem région de Fatick jël Fadial dem jël Fawoy jël Loul Sessène jël Fimela jël Djilass nga dem région de Casamance balaata dem Casamance sa taxawal Palmarin am na problème mu xorom nga doo dem Casamance zone Casamance bi yëpp xam nañu ne ñooñu ceeb la ñuy béy mais léegi dem nañoo dem ba seen koom-koom bi ñu daan am si ceeb bi wàññiku ndaxte suuf si bari na xorom boo xamante ne quelques variétés ñooy mën a dund ñun nag ONG la ñu muy ñoom Caritas dañuy liggéey ak waa ISRA liggéey nañu ay ISRA yu ay at di gëstu ban façon ceeb moo fay sax wala ban garab moo fay sax tam donc def nañu recherche boo xamante ne 20 xeeti garab. très bien waaw oui allez-y. waaw 25 espèces. am na ay suruur am na ay sëng am na ay godakier eucalyptus mooy xóotu butéel wala ñawli melaleuca wala prosopis daxaaru tubaab ñu testé ko xam ne garab bii moo mën a sax ci suuf si parce que ñun dañ ne même suuf si lu mu yàqu dañ ko war a valoriser maanaam gëstu ba xam garab gii dina fa sax ñu jëmbat ko fa di am koom-koom boo demee tey Fadial jigéen ñi ay perse la ñuy jaay yoo xamante ne am nañ ci xaalis bi di ci jënd tracteur. dinañ ci dellu si waat monsieur Fall alors juste laaj la parce que c'est vrai que am na ay problèmes yu nga xamante ne bi les Sénégalais ñi ngi koy jànkonteel te ñu ci bëri xamuñu exactement c'est-à-dire problème yi nga xamante ne bi sol yi ñu ngi koy am parce que ñu ci bëri xëy na bu ñu seetaanee émission bi dina na bon ndekete lii yëpp am na alors que nit ñaa ngi ciy def ay jéego yu mag parce que nag ci Sénégal ñun wàllu mbay mi da cee am solo.
waaw nga dëgg maa ngi lay gërëm di la sant. bon man nag yaa ngi waxante ki nga xamante ne que xam-xamam ci mbirum sol bi lu néew la. ndaxte du li nga xamante ne que si la yëngatu. mais li leer ba leer mooy même suñu liggéey nga xamante ne que si mbirum énergie la maanaam nañuy fexe ba nit ñi nekk seen kër wala baykat yi wala sàmmkat yi wala suñu jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey si mbirum jën bi war a jot énergie si ñi nga xamante ne que dañuy liggéey ci suuf si gis nañu seen problème ñu jànkonteel li ko waral mooy madame Seck wax na ci ndaxte moom spécialiste la c'est parce que changement climatique dafa am ay effets et ces effets sont multiples effets yi fu nekk lay laal su laalee si géej gi ñëw ci suuf si ci tefes gi da ngay xool conséquence bi dafay tax ba dafay appauvrir suñu ay sol te looloo tax nag ñu war a fexe daal ba non seulement informer expliquer que ni lépp lu nga xamante ne que def nañ ko tey dina am ay conséquences que ñu fexe ba su fekkee dañuy def ay choix muy ni ñuy dundee muy ni ñuy defaree suñu koom-koom muy ni ñuy bayee muy ni ñuy wutee ndox ñu def ko ci fànn yi nga xam dina méngoog jéem a xool nu ñuy aaree suñu environnement. ni ma naroon rebondir ak Mariem mooy nu ñuy aaree parce que là on est en train de trouver des solutions parce que c'est un problème qui est là et un problème bu nga xamante ne bi dafa grave pour les populations alors que information bi ngeen di dafa am solo parce que ñoo ci bëri xamuñu ne que lii voilà spécialité yaa ngi ciy liggéey pour xool naka la ñuy defaree mbir moomu nga xamante ne mi ngi yàq sol yi. waaw yaa xam parce que tey suñ la nee 1,7 million tey hectares yàqu na ci wàllum sol bi ndax xorom. mais est-ce que dañuy bàyyi loolu bàyyi ko teg ko temps boo xam ne dañ koy fàtte wala dañ ciy def jéego xool yan variété ñoo adapté wu foofu ngir mën ko récupérer ngir ñeneen ñi nga xam ne war nañ see mën a ñëw bay ci wala def ci leneen léegi nag ci loolu laa doon laaj aussi madame Waré li nga xam ne moom mooy conséquences yi impact yi ci boppam yi nga xam ne xorom si moom lay indi ci yenn variétés yi ak yan variété lañ jéem a tànn pour mu adapté wu foofu tamit ndax bu dul loolu sax est-ce que am na yenn digg anti-sel wala leneen loo xam ne ay matuwaay dañ koy prévoir tam pour loolu. waaw li nga wax loolu la ñun gëstu bi ñu gëstu ak waa ISRA mooy uti ay xeetu ceeb mais dañu jëkk dem ci béykat yi jigéen ñi parce que jigéen ñi ñooy béy ceeb foofu dans la zone de Fatick ñu ne ñu am nañu ay variétés ñu dugg si kër yi dugg si grenier yi ba am ay xeetu ceeb yoo xam ne ay at kan béy ko am na ay xeetu ay ceeb yu tudd Samsaxaan Bakumba Bel Momorand Momobal ay fukki xeetu ceeb am nañ ko fukki xeeti ceeb yoo xamante ne par exemple boo jëlee Samsaxaan day nekk benn ceeb boo xamante ne xam nga ceeb di buñ la wax ne dina am 90 ba 110 jours mais ceeb bi 70 jours lay am léegi ñu jël ceeb boobu yóbbu ko waa ISRA ne dañu bëgg ngeen caractériser ñu ceeb bi parce que boo ko caractériser ceeb boobu mën nga ko def banque de gènes di ko croisanter ak yeneen ceeb pour créer ay xeetu ceeb yu bees parce que xam nga ñu ngi wax ceeb bu tudd Nerica boobu léegi du Nerica boo xam ne dañ koy arrosé dañ koy irriguer Nerica boo xamante ne taw bi moo koy saxal donc loolu gëstu nañu ko ba gis ko bay waa Fadial waa Ndoof foofu mooy de suñu ñun dem nañu ba am ba prix Équateur Initiative si ceeb bi ñuy béy foofu ak waa réseau Afrique 2000 ak FEM léegi wax nga affaire digg yi digg bi ñuy gëstu mooy ñun Fawoy muy Fadial def nañu fa ay digg yoo xam ne ay 700 mètres la wala 700 wala 400 mètres wala 500 mètres mais digg bi gën a mag bi ñu liggéey ak waa ministère de l'environnement la digg boobu def nañu 3 kilomètres boo xamante ne c'est à Joal Fadiouth mais digg bu ñu ko tabaxee dañ koy jébbal maire yi ba dañ ko war a liggéeyaat ça veut dire digg bi pour mu fixé wu dañ suy jëmbat ay garab wala ay ñax yu tudd vétiver wala bu tudd anthropogon boo xamante ne mooy fixé digg bi parce que digg bi boo ko compacté ba pare bu jubanee boo ko taw bi bu ñëwee digg bi mën a tas mais digg bi boo koy amélioré dafa naan cocc mais te digg boobu boo ko liggéeylee day yàqu parce que après ndoxu géej gi mooy ñëw dugg si biir suuf si loolu depuis ñaati 15 ans 20 ans ñu ngi ciy liggéey te loolu dafa nekk loo xamante ne vraiment prioritaire la si chef de l'État bi priorité la si président Macky Sall parce que li tax mu waa Académie des sciences ñu gëstu si c'est que nous trouvions des solutions pour les terres salées. Très bien. Alors, il est question de trouver des solutions pour terres salées, Abdourahmane, mais je pense qu'il est important d'informer aussi les populations. Parce que je pense que l'IACOTI environnement, nous sommes dans l'environnement, nous avons et conséquences, nous avons pour que nous déloyons je pense que nous avons et ça commence à être grave pour les populations. Oui, effectivement, je pense que nous avons ñu waxtaanee li nga xamante ne c'est un sujet technique
mais en même temps dafa am ay répercussions maanaam dafa am ay conséquences yoo xamante ne nii buñ ci jugul dina ëpp dayoo. Madame Woré Gana Seck am na lu mu wax lu am solo moom mooy bi ñu demee ci grenier gis nañu fa ay xeetu ceeb yoo xamante ne population yi ñoo ko doon def. maanaam est-ce que mën nañ ci jàpp ne population yi certes ay victimes lañ mais aussi ñoom am nañ benn xam-xam am nañ benn savoir-faire boo xamante ne mën nañ ko utiliser dans la lutte anti-sel ci prévention bi wala ci nan ngeen di jëfandikoo. ñoom dañu ay. ñoom li ñu xam ñun xamuñu ko. voilà dem nañu ba gis ne. ñoom dañuy jël la coque d'arachide li bi xollitu gerte bi. xollitu gerte bi la ñuy def si suuf si léegi dafay lekk dafay naan xorom si. wala ñu jël la chaux bi ñuy la chaux bi am na ay xeeru chaux boo xam ne suuf dañ koy tuur. si suuf si muy capter xorom si. ñoom am nañu wala paillage. jël ay ñax def ko boo xamante ne dina dax ba wàññi xorom si. wala di def ay techniques yoo xamante ne dina évacuer donc lessiver ndox mi ubbi vanne bi ndox mi dem nga mën si jëmbat say garab. wala gëstu ba xam ne ceeb bii bu ma ko saxalee fii dina baax wala. bon xam nga ne la durée de la saison des pluies. c'est peut-être maintenant ay 2 mois et demi. da ngay jël sa ceeb ji ko sa kër ba mu màgg ba mu xaw a màgg. pour ne premier taw bu ñëwee nga jëmbat. donc loolu da ngay gagner sur la période. parce que di nga fekk ceeb bi màgg sa kër. ba xaw a lii nga door ko jëmbataat. donc vous travaillez en étroite collaboration avec donc ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy béykat yi surtout jigéen ñi. yow bu ma yóbbu waay man ma topp sama àll bi di galee rek man Fatick lay liggéeyee. Ndoof Ndour Sessène waa Ndour Sessène waa Fayoy waa Djilas waa Sing waa Ngeesi ñun foofu la ñuy liggéey. mais dañ koy liggéey ak suñuy partenaire waa ISRA. di liggéey ak Fonds pour l'environnement mondial. di liggéey ak ISRA Pape Seck mi nekk ministre de l'agriculture. moom moo nekkoon suñu directeur à l'ISRA. léegi Alioune Fall. donc depuis ay 15 ans 20 ans ñu ngi liggéey ci gëstu si affaire terre salée yi. te savoir-faire boobu population yi ñoom ñoo ko développé ay génération depuis seen i maamaati maam ñoo xam ne ñu ne. suuf si boo si defee coque arachide. day lekk suuf si nga mën si def dara jëmbat. wala yow nga gëstu ban xeetu ceeb. wala gëstu ban garab. parce que nee naa la sànq eucalyptus ay ñëwli peut-être. ay espèces yu jógee à l'étranger. mais boo jëlee Dakar Touba Prosopis Sénégal am na fi. te ñoom xam nañ ne Prosopis boo ko jëmbatee si jiyee si terre salée day sax. effectivement donc ñun du bàyyi terre salée yi mu yàqu dañuy seet nan lañ koy valoriser. alors Mariam je pense que ci en pleine nature tu auras largement le temps de parler de ça. alors dañuy poser une dernière question bu ko defee ñu xuus ci émission bi mais je pense que c'est un problème bu nga xamante ne bi faaw nag population yi di ci tenir compte bu baax a baax ñu waxtaan ci parce que c'est un problème en fait. yaa xam c'est un problème parce que sànq li madame Woré doon wax mooy affaire implication population bi yow foofu nga doon waxee par rapport ak sensibilisation. exactement parce que tey am na ñoo xam ne dañuy ñëw ak seen i xam-xam ci benn dëkk. amaana soo ñëwee rek projet bëgg a def recherche wala dara te impliqué woo population yi. ñoom xam-xam bi ñu am dañ koy téye. te suñ ko téyee mooy comme li madame Woré wax da ngay juum parce que seen surface la. parce que ñoom nga fa fekk. te ñoom ñi ngi fa fekk tey buñ la indiqué wul rek doo dem. léegi une dernière question juste bi nga xam ne moom la ñuy posé madame Woré Gana Seck. mooy tey ñun matuwaay yi nga xam ne tey jël nañ ko pour dimbali population yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu yan alternative parce que tey bu ñu bayee ci suuf yi nga xam ne ñoom ñooy suuf terre salée yi ñu am ci jafe-jafe temps bi ñuy xaar loolu di pousser bay dem feneen yan alternative la ñuy jox population locale yi. alternative yi bari na. nee naa la am na dëkk yoo xam ne xorom dañu dem a dem ba jigéen ñi bu ñu amulee dara ci mbay mi xorom si dañuy jaay. xorom si dañuy jël di ko def ay mbuus di ko def di ko yoodee di ko jaay ba à l'étranger. mais ñun li ñu gën a lool moo di terre salée yooyu ñu gën leen a dooleel. ça veut dire que ñu defar ay digue. loolu ay infrastructure la. loolu ministère yi yore affaire infrastructure yi mën nañ ci jàpp pour que ñu mën a defar ay digue mën a seet ay gëstu ay xeetu garab yoo xam ne wala xeetu gàncax yoo xam ne di dafa sax te am na ci ay résultats yooyu nañ ko gëstu jàng ko valoriser ko diffuser ko yaatal ko. alors je pense que justement gëstu bi nga xamante ne bi yéen a ngi ciy gëstu je pense que dafay continuer parce que il va falloir que tamit affaire yi dem ci kanam en tout cas Mariam ñoo ngi lay remercier bu baax a baax parce que man mii di wax ak yow tamit maa ngi ciy jàng bu baax a baax loolu yëpp xamee ma ko woon noonu xamu woon nag affaire bi sori na ba dem ci côté yooyu. madame Woré Gana Seck ñoo ngi lay remercier bu baax a baax gis nañu engagement bi nga xamante ne bi yaa ngi ko engagé ci wàllu environnement te nag mbokk yi mu am solo parce que je pense que bu ñu ne Sénégal ne dëkku mbay en tout cas
cas ñu ngi leen di gërëm yéen ñi ñuy seetaan leen fàttali nag ni yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT ñu xuus ci émission tam-tam ñëw ci littérature ànd ci ak suñu xarit Abdourahmane. Alors Abdourahmane tey dañuy waxtaanee tout d'abord poème bi ñu duppee ressenti ak ay stylu écriture yi nga xamante ne dafa wuute ci ay parties ñu ne jeune écrivain bi nag moom ci biir téereem boobu mbokk yi dafay wax ak ñun ci daal des lendemains meilleurs ak vraiment ay interrogation ci nit donc dañuy dem xool lan lañ ci Abdourahmane indil mbokk yi dellu waxtaan ci. Ressenti livre bi dafa nekk loo xam ne ci man dafa fort ci man lool parce que ça fait juróom benn at ma koy bind actuellement et ba ma koy bind dama doon wër ci man partie bu gën a humaine ci man pour jox ko samay lecteurs. dama am benn jàngat bu nekk ni ñun ñëpp malgré suñuy différence malgré suñuy wuute am nañ benn point commun muy lan suñu nature être humain. Et j'essayais de chercher ça. Donc, lépp lu ma bind ci ressenti ci livre bi nii, je l'ai puisé au fond de moi. livre bi maa ngi ko xaaj ci ñaari pàcc. Première partie mu ngi tudd Qui suis-je mu nekk benn question buy laajte man kan laa mais à travers man damay wër ñeneen ñi ay que man kan laa. Les plus grands savants yu mag ñi ñoom ñëpp seen muse lan la woon mooy xam kan ñoom ñooy kan. Même l'écriture dama xaw a dem def benn voyage poétique benn voyage culturel xool gars yi ni ñu koy waxati les écrivains yu mag yi nan lañ doon bindee avec les sonnets les ballades donc dama dem revoir la versification française en tant que telle pour montrer aussi une culture littéraire notre culture africaine et notre culture au monde entier européenne tout ça donc am na benn voyage bi nekk ci biir livre bi surtout ci première partie bi. Deuxième partie dama bëggoon indi sama touche dans la poésie parce que dama ni nit boo yëngu ci dara da nga war am benn particularité bi nga war a mën a prôner ba ku ko gis lire ñetti phrase war a xam ne yow yaa bind lii sans pour autant mu xam ne yaa ko bind donc touche personnelle boobu noonu laa jéem a travailler ci deuxième partie bi. livre bi comme ni ma la ko waxee c'est toute une vie la vie de Moussa Sow la vie des Sénégalais la vie de tous les humains parce que quand j'avais ce projet dama waxoon ni tout ce que je vais écrire pour l'universalité du ma bind pour benn cercle bien restreint du ma bind rek uniquement pour man pour chacun képp ku ci mën a gis ku ci lire mën ci gis boppam mën ci jëlee jàngat donc c'est l'objectif de mon livre. ñi ngi gërëm bu baax a baax Moussa Sow mi nga xamante ne bi teewoon na suñu plateau Abdourahmane alors c'est vrai li nga xamante ne moom mooy ressenti xam naa ne di nga ko tekki ci wolof dans quelques instants waaye dafay wax ay wax yu am solo day wax ci wàllu culture littéraire di wax ci waayu voyage mais je pense que littérature tamit loolu la day dugg ci culture voyage yóbbul la sax ci ay milieux yu nga xamante ne bi même imaginaire effectivement wax nga dëgg ni nga ko faral di waxee littérature xeetu voyage la absolument maanaam mën nga voyager à travers les livres waaw donc Moussa Sow mu doon koo xamante ne nii ñëwoon na suñu plateau alors bii mooy premier ouvrage am mu doon loo xamante ne benn recueil de poèmes la mu tuddee ko ressenti maanaam yëg-yëg alors ci biir yëg-yëg bi mu ne am na benn partie boo xamante ne loolu bëgg naa ci ñëwaat ak suñu invité bi nga xamante ne moom mooy Aziz Fall benn partie boo xam ne genre quête de soi la d'accord day xool boppam moom mooy kan ok parce que surtout premier ouvrage am na benn partie boo xamante ne maanaam ki ko bind day rechercher day seet boppam day niit boppam wala day natt boppam se cherche quoi waaw voilà day natt boppam ba nga xamante ne moom xool fan la toll après nag mu doog a joxe lii nga xamante ne moom lay yëg
Très bien. wala lii nga xamante ne moom la gis. wala lii nga xamante ne moom la observé. surtout premier ouvrage. alors question boobu laa bëggoon laaj ki nga xamante ne moom mooy Aziz Fall nga xamante ne moom mooy suñu invité. livre bi mu tuddee ko les promesses d'une devise. mi ngi naan ma sànq devise nan lañ koy waxee ci wolof. nee naa ko yaa xam dina la ko laaj. doy na waar nga xam les promesses d'une devise. alors mu doon livre boo xamante ne nii nee na bind na ko il y a 1 an. ok alors est-ce que li ma doon wax sànq on le retrouve ici est-ce que yow mën nga ko firndeel wala nga dëggal ko maanaam am na benn partie boo xamante ne maanaam nit ki day seet boppam c'est une quête de soi surtout quête de sens. ci livre bi. mais ni ko waxee kaddu yu mujj yi quête de sens bi boobu laa gën a àndal que quête de soi. ndaxte bon quête de soi bi xam naa xëy na su ma ko tàmbalee. yeggaguma fi nga xamante ne que dina ma may mën ko bokk ak ñeneen yi ndaxte liggéey bi des na lu bëri. mais wutum sens. kooku tant que maa ngi nekk ci askan wi dëkk ak nit ñi. nekk ndaw ñoom ñu bokk suñu dëkk. bokk suñu réew bokk suñu cosaan. kooku bis bu nekk war na ma. te looloo tax ma doon jéem a xool. nan laa mën a indee waxtaan boobu ñun ñëpp ñu bokk ko pour xam Sénégal mooy lan fu mu jógee ak nit ku nekk lan moo la war ci dëkk bi. Très bien alors c'est vrai que sànq Moussa Sow il nous parlait de 6 ans dafa jël 6 ans pour bind recueil de poèmes bi ça vous a pris combien de temps? Bah lii c'est kii sama àdduna yëpp la jël na ma sama ba ma juddoo ba léegi ndaxte li may bind nii du benn jour laa ko réfléchir c'est-à-dire foo toll rek en fait c'est un baromètre de li nga passé lépp. xëy na mënoon naa ko bind si lu tolloog 1000 page. mënoon naa ko bind si lu tolloog 200 page mais comme aw ma kàttan boobu aw ma xam-xam boobu aw ma mën-mën boobu ma bind ko si juróom fukki page. mais li leer ba leer mooy yàgg na nekk ci man. quelque part livre bi aussi c'est vrai que livre Moussa Sow bi pour faire un peu la comparaison. quelque part aussi. su nee ressenti. maanaam yëg-yëg am na lu bari loo xamante ne yow da nga koy yëg-yëg la ci biir livre bi loo sotti ci biir livre bi. loolu moom mënta ñàkk ndaxte soo xoolee téere bi maa ngi si wax sama maam. te su ma waxee ak sama maam rek xam ne xol bi dina yëngu. dina am yëg-yëg. te mais waxuloo turam su ma juumul. Saara man sama maam Saara laa ko wax noonu ma ko daan waxee. ci ni ma nekk ne moom noonu laa ko waxee ci livre bi changé wu ma ci dara. Très bien donc alors man j'aimerais aussi nga oui vas-y rendre hommage donc comme tous les. Très bien muy rendre hommage à grand-mère. Très bien alors c'était quoi le déclic parce que xam naa ne xëyoo xëy rek ne bon man damay bind benn livre nii ak nii laa koy tuddee c'était quoi le déclic. waaw comme ni ma la ko waxee sànq si njëlbeen bi daaw dama bindoon benn article si quotidien yi nekk fii ci dëkk bi maanaam benn bi Soleil ak Nouvelle Obs. mais bi ma koy bind xam naa ni aussi li ma doon wax yegguma fi ma war a yegg ci wax bi léegi ma ni woon dinaa laaj ñi nga xamante ne que ñoom ñoo yore kuréelu journaux yooyu ndax dinaa am possibilité bind ay chronique si ay bés yu tegaloo ñun ma loolu mënta ne mënuñu la jox exclusivité boobu te man ganu xalaatuma woon dinaa bind li musul nekk sama projet te bëgguma bind lu rëy comme ni ma la ko waxee lii mënuma ko te xëy na yoruma xam-xam bi wala kàttan bi donc ma ni dinaa waxtaan ak ñi nga xamante ne que ñooy maison d'édition yi laaj leen lan mooy seen minimum man tuuti man wax ji bëri nekkuma ci ñu ni ma bon minimum bi c'est aux environs de 60 et cetera ma ni bon kooku naa góorgóorlu pour jéem a xool ndax yi ma bëggoon wax ci ay kàddu yu néew dinaa ko mën ci wax donc looloo tax noonu laa ko bindee quoi mais comme ni ma koy waxee yi nga xamante ne que maa ngi si doon wax ay yëg-yëg la yi nga xamante ne que ànd naag man lu yàgg kon mu méngoog ressenti rek voilà mu méngoog ressenti et puis am na livre bi boo ko commencé boo ko liiree am na loo ciy sentir mooy maanaam foi bi nga am xaw ma nu nga waxee wala confiance bi nga am au peuple sénégalais au génie sénégalais et puis yaa ngi wax benn affaire ne képp ki nga xamante ne Sénégal la bokk maanaam muy doon jaaykatu sandwich muy doon defarkatu vélo bi muy doon ingénieur bi nekk IFAN wala mu nekk ISRA et cetera war nga yëg sa bopp ci dëkk bi na muy doxee nga ne rôle politicien nekkul développer dëkk mais c'est faire de la politique est-ce que livre bi aussi quelque part nekkul un appel citoyen pour nit ñi pour yee nit ñi ñu jug bokk ci li nga xamante ne ñoom ñoo ko mooy seen dëkk. waaw gis-gis boobu soo ko amee ci téere bi du ma ni du dëgg méngoo naag torop li ma xalaat te nag il faut ma leeral lu benn li nga xamante ne que ci njëlbeen bi mu leer naññ binduma ko ndax mbirum politique attaqué ma bi politique wala bi politique li ma wax mooy dëkk bi nekk na dëkk bi nga xamante ne que suñu xoolee fi ñu jógee ak ñi nga xamante ne que ñoo ñu jiitu ñi nga xam ne ñooy suñu ay référence wala nga dugg si mbirum diine nga dugg si mbirum xam-xam nga dugg si mbirum tàggat yaram
fu si nekk am nañ ci ay nit yi nga xamante ne suñu xoolee seen ay jëf-jëf seen ay wax-wax nañ am suñu confiance ba dootuñu soxla keneen pour xool suñu dëkk bi nan lañ koy defee ba mu jëm kanam te loolu war na ku nekk soxlawul ngay nekk expert wala ngay nekk waykat wala ngay nekk politicien parce que politiciens yi seen rôle du régler suñu ay problème pour def politique la waaw yaa ngi cité ay personnages yoo xam peut-être nit ñi xamuñu ko genre surtout les plus jeunes am na fooy waxee Batlin Siki Malick Fall xam naa peut-être loolu yaa ngi jeter un clin d'œil au Saint-Louisien oui évidemment alors mais am na surtout benn affaire boo xam ne yaa ngi koy rafetal loo xamante ne genre ciment la ñu ngi koy wax sànq et loolu en tant que Faaleen ak Mbengue naan tooy mooy li ñu naan cousinage à plaisanterie ne leen am na benn solo boo xamante ne ni day bokk ci li tabax day tabax de est-ce que mën nga ñëwaat ci loolu et puis man je trouve que ne war nañu mën a trouver benn moyen boo xam ne dañ koy institutionnaliser peut-être que am na benn gouverneur bu ci bind ay livres et cetera mais war nañ ko mën a gën a jëmmal ci suñu institutions yi ak suñu dialogue léegi cousinage à plaisanterie mën nañu wax ne mooy kal moom la ñuy wax moom la ñuy wax kal xam nga li tubaab bi di wax tubaab bi nee na on peut pas être sur un balcon et se voir passer dans la rue xam naa loolu dal na suñu samay mbokku sénégalais yi dañu am dëkk bi nga xamante ni que ak nit yu nga xamante ni que ak lu ñu wax aada yi nga xamante ni que macha allah mais xëy na xamuñu sax lu ñu baaxee ak li nga xamante ni moo ñu sàmm ba waxtu bi te nag li am ba am mooy lépp li nga xamante ni que am na tey mën nga ko ñàkk suba da nga war a sabablu pour xool nan ngay fexe ba gën a am pas-pas pour xool na nga koy tënkee na nga koy yeesale looloo tax may wax loolu gis nga kii par exemple mbengeen bi tey jii démb bi may njëkk woo ci téléphone musuñu waxtaan musuñu xamante musuñu déggante dafa jël téléphone bi rek ni ma allo ma ne ko allo mu ne Aziz Fall ma ne ko waaw man la mu ne ma yow sa buur may wax ak yow ma ne ko nag mais nag wax naa ni que aw ma buur su ma nekkul buur aw ma buur mais loolu dafay wane ni foo nekk ci Sénégal mën nga waxante ki nekk sa wet ki nekk sa wet du beneen nit kooku dafay nekk sa mottalikaay te su fekkente ne que noonu ñu jëfee suñu ay liggéeyukaay suñu ay kër si mbedd mi boobaa nañ xam ni Sénégal dina nekk feneen fi nga xamante ne que moo ko yelloo donc muy am madame Woré Gana ci li mu ci yenn pàcc yu mu wax ci livre bi muy li ñu wax kal defe naa ne mu nekk ay aada yu nga xamante ne bi comme ni ñu ko waxee defe naa dafay raffermir les liens en fait. day tax communication bi gën a jàll. parce que mën a nekk kal ay sant. mais mën a nekk kal tam ay ethnie. ay exactement la séeréer yeeg tukulóor yeeg joolaa yi exactement. Sekkeen ak Ngéyeen Mbeng ak Faala et cetera et cetera. Saareen ak Caameen. Saareen ak Caameen waaw. Abdourahmane. mu doon loo xamante ne ci wàllu négociation yow peut-être nga xam nga am nga habitude un peu dans la diplomatie est-ce que mën nañ ko jëriñoo ci wàllu boobu. mën nañ ko jëriñoo parce que moom woon na la. xamuloo ko. gisuloo ko. nga wax ko dara loo xamante ne dina wàcc température bi ngeen mën a déggoo mën a waxtaan ba di jubboo. donc loolu day tax en matière de négociation. ak diplomatie. waaw da ci am solo. absolument da ci am solo. alors man bëggoon naa aussi mu ñëw ci li nga xamante ne bi moom mooy titre bi lu tax titre bi waaw xam nga dëkk bu nekk titre bi nag duma la ko nëbb wax dëgg yàlla metti na pour ma wax ko ci kàllaamay wolof xaw ma maa ngi gëstu mais xanaa sama mag ji jàppale ma si tuuti ndax xam-xam moo gën a xóot ci daaw ci on va demander au professeur Massamba mais ñëpp xam nañ ni dëkk dafa am si lu muy tëdd mooy li nga xamante ne que d'accord ngeen ci ni lii moom moo leen di déterminer ñun dañu nekk dëkk bi nga xam bi ñu nekkee état ba léegi dañu am lu ñuy wax suñu devise nationale muy un peuple un but une foi pour man lépp li nga xamante ne que soxla nañ ko pour jëm a xool nan la ñuy songee suñu ëllëg am nañ ko mais loolu il faut ñu xam aussi lan lay signifier ku nekk nga xam ne lu tax suñu nekkee peuple dafa am lu tax am nga ci rôle te peuple bi nekkul noonu rek li nga xamante ne que c'est définitif xëy na yàlla defal nañu circonstances yi fexe ba xëy na yomboon na si ñun pour ñu defar benn peuple bu soudé mais lu mu soudé àddina day dox mën na am ay gàllankoor yu ñëw ba jéem a jaxase suñu peuple boobu ba dootu nekk peuple moo tax suñu responsabilité morale la ñu xool lépp si suñu ay kaddu suñu ay jëf-jëf danañu fexe ba di ko sàmm parce que suñu amee peuple ba looy tax mun a ñu am benn li nga xam ne dañ koy séentu si ñun lan moo ñu séentu mooy dëkk bi nga xamante ne que ñi ngi tegu si yoon ñi nga xamante ne que ñëpp
bu wax ci Sénégal di nga xam ni fii dëkk la bi nga xamante ne que su amulee naataange tamit ñi ngi def suñu kéemtalaay kàttan pour ñëpp am naataange ñëpp bokk si te gëm-gëm bi nag kooku yàgg nañ ko am looloo tax may waxu jigéen ñi nekkoon ndeer dafa am lu ñu gëmoon Batling Siki dafa amoon lu mu gëmoon absolument Sëñ Fallou dafa amoon lu ñu gëmoon ñooñu seen gëm-gëm boobu waruñu ko réere mbir ko war nay feeñ suñu ay jëfeen suñu ay kaddu ak suñu ay nekkin looloo tax alors man j'ai juste un problème par rapport ak vraiment lépp lu nga xamante ne bii actuellement ñu ngi koy bind parce que man j'aurais aimé et je pense que ñu bëri ñu ngi koy xalaat les traductions en langue nationale parce que par exemple yow li nga xamante ne bii tey yaa ngi ko bind je veux dire day comme ni nga ko waxee day wax ci peuple bi day wax beaucoup de choses yu nga xamante ne bii je pense que ñi dégg tubaab bëriwul loolu alors que faire pour que ce genre de livre soit traduit pour que ñëpp mën cee jot je pense que loolu tamit c'est important ko dama koy jox mbengeen yi rek Abdourahmane je te jure c'est important oui le livre c'est am nañu ko mën a transcrire waaye am nañu ko commencé traduire et puis livre boo xamante ne jar na koy traduire alors dafa doon livre boo xamante ne surtout baax na pour ñu traduire ko ndax askan bu gën a yaatu gën cee jot parce que livre la boo xamante ne am na yenn passages yi parfois parce que toll nañ ci jamono boo xamante ne surtout di nga am jiixi jaaxaar mais yenn passages soo ko lisee dina la réconcilier ak yow say valeurs ça va te rendre fier et je pense aussi baax na dans la construction d'une nation ñu am ay livres yu mel ni c'est les Américains defuñu lenn wala amuñu lenn loolu gëm seen bopp donc c'est normal c'est intéressant que aussi ñu am des livres ou des auteurs qui parlent à la nation et livre bi genre développement personnel la mais appliqué à la nation sénégalaise n'est-ce pas monsieur Fall li leer ba leer mooy jàng bi nga xam te nga jàng naa ko si sama maam moom laa doon jéem a bokk ak nit ñi ndaxte xam naa ni sama maam fii la bokk te ni mu bokkee si Sénégal nekk nitu bi nga xam te nitu teranga la nitu yar nitu teggin nit bi nga xamante ne que lu baax rek la doon gis gëm naa ni su fekkente ne sama maam mi ngi fii samay maam yi nekk Sénégal yëpp noonu la ñu mel donc il faut ñu fexe ba nekk bu ñu leen décevoir daal suñu maam alors ci biir ñàkk décevoir suñu maam yooyu moi je pense que ce n'est qu'une première et j'ose espérer que ce n'est qu'une première maanaam que téere bi di nga wëyal yeneen i téere loolu moom dara leer non loolu c'est évident man je pense que ne sans risque de me tromper je pense que am na loo xam ne la binduloo publié parce que booy lire aussi sax ñu doon waxtaan ne ko booy lire alors mi ngi ciy rendre hommage booy lire boo ko lire di nga xam ne aussi c'est un lecteur c'est quelqu'un qui a beaucoup lu xaw ma na ba xam ndax léegi ay fonctions permettre na ko muy lire en tout cas et puis au passage mi ngi rendre hommage ay écrivains yi nga xamante ne sans doute ou des intellectuels qui ont participé à sa formation lu mu lire Laurent Barthes Proust suma jumul ba ci Boubacar Boris Diop wala parfois un professeur d'université comme certains Alioune Tine et cetera yooyu ay hommage la nga yoo xamante ne dafa mel ni da nga fas yéene woon def hommage yi ba pare après rendre hommage sa grand-mère ba pare nag doo ko wax ci li nga xalaat ordre boobu est-ce que c'est important c'est choisi à dessein ndax maanaam noonu nga ko choisir noonu nga ko bëggee waaw xam nga nag yaa ngi dugg ci domaine bu xaw a naka lañ koy wax bu xaw a doy waar ndaxte bëgguma si woon sax dugg parce que en fait soo gisee téere boo gis rek il y a sinon une intention esthétique bien en tout cas un projet artistique donc ñaar yooyu ngay jéem a réconcilier ak message bi nga bëgg joxe man li ma bëggoon wax mooy xëy na jàng nañ ma ni ñuy bindee dama dem ci école bu nasaraan bi macha allah génn fi ba jàng fi ba pare donc xam naa nu ñuy bindee mais xam naa aussi suñu askan bi lan moo ñu déterminé xam naa ban genre société la ñu donc léegi bind boobu ma jàng ci askan dama leen di wax ni dama ko jàng rek mais du loolu moo ma déterminé man suñu askan dañuy waxtaan ak nit ñi donc même su fekkee damay bind si bind mi xam te ne que waxtaan la te pour ma mën a waxtaan nag am na ñi nga xam ne il faut ma tàggu leen parce que suñu dëkk balaa ngay jël kàddu dafa am ñooy tàggu ñi ngay tàggu mooy ñi nga xam te ne ñoo la jàngal ñoo la yar ñoo la mag loolu tax ma jaarale ko noonu balaa ma jël kàddu gi di wax li nga xam te ne moom laa yaakaar. Très bien alors on me demande d'avancer mais par contre bëggoon naa xam aussi fii nii fan la et pourquoi voilà. waaw kii c'est dans le sud du Sénégal. Dans le sud du Sénégal. benn île la. waaw si côté mangrove. Très bien. waaw maa ngi liggéey si maa ngi yëngatu si yooyu. alors comme pour dire que ci sud bi tamit sànq madame Woré Gana Seck mi ngi koy wax problème salinisation bi tamit am na fa te ñoo ngi cay gëstu ci loolu. en tout cas Abdourahmane dañuy kontaan vraiment ci invité bi ngi ñuy indil tey muy monsieur Aziz Fall. sànq neewoon na dinañu expliquer lu tax moom mu ne doo écrivain ca pandawu émission bi laa koy jox kàddu pour loolu. en tout cas Abdourahmane ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax.
di kontaan saa su ne ci li nga xamante ne bi yaa ngi ñu koy indil parce que ay xam-xam yu am solo waaye nañuy góorgóorlu nag di jël téere yi nga xamante ne bi dañ ko bind di ko traduire wala sax ñu koy def ay audio yu nga xamante ne bi di ko tënk nit ñi mën koo dégg parce que dafa nekk lu nga xamante ne bi macha allah am na solo mbokk yi ñu xuus nag ci émission bi daal di ñëw ak yéen ci li nga xam ne moom mooy musique d'ici et d'ailleurs fas yéene ci ànd ak suñu xarit Del Malick alors Del Malick dañuy ànd ak moom dem xool benn artiste bu tudd Freddy N loolu de lañu wax ñu ne mi ngi évoluer fële ci étranger di benn jeune artiste bu nga xamante ne bi dafa bokk ci daal artistes yi nga xamante ne bi daal li ñuy liggéey am nañu yaakaar ne dina nekk lu baax pour sunu culture ñu dem xool yi lan la ñu Del Malick indil mbokk yi dellu si waat What's my destiny? Do you think it's a mystery? I believe in the prophecies. Freddy N si turam dëgg mu di François Dominique Ndiaye nekk na auteur compositeur interprète bawoo Sénégal juddoo Dakar teel a am cofeel si musique ba muy gën a nekk tout tànk daal di ko tàmbale si hip hop ak i nag moroomam booba mu ngi toll si fukki at ak ñaar. What really matters is what's inside. Real love is the most beautiful thing that we can share. naka noonu mu tàmbalee bind texte yu njëkk yu mu amal doon wax lu bari ci ay phénomènes sociaux ak ki dundinu askan wi. Brings us peace of mind day and night for facing life realities. Feel free to recognize your differences if a little smile. jamono nag di doo xelam di ubbeeku ci influence musicale yu ci mel ni soul acoustique ak folk musique ba mu amee fukki at ak juróom benn mu daal di bokk li nga xam ne moo di chorale mu jëlee ci nag njàng mu rëy ba tey ci wàllu musique nekk musicien yu mag yépp di defee ci réew bu ci mel ni États-Unis. Nobody feels safe anymore. at ma sa topp la am instrument bi njëkk ci moom mu di guitare ku ko may ñu ne ki ko féete ndijaay ci moom mu dale fa nag jàng xeetu way yu bari tukke ci artistes yu mel ni Eric Clapton, Tracy Chapman, James Blunt, Ben Harper ak ñeneen ak ñeneen. nekk fi nga xam ne moo di Paris la France ci atum 2012 ba tey moom nag taxawal na ab kuréel duppe ko Trinity Concept ak xaritam ya mu doon nekkal sa église ba di amal ay prestation yu am solo ngir mën a wane cofeelam ak xarañteef ci musique. liggéey bi mu amal nag jamono ji moom Freddy N duppe ko Odyssée génn ci at mi nekk na lu koy xamale ak soppe yi waaye nekk tamit lu melomaan yu bari am yaakaar ne bokk na ci ñi nga xam ne mën nañu siggil lii di musique sénégalaise foofee sa bitim réew nga la waay. waaw ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu xarit Del Malick mu nekk découverte bu am solo waaye nag dafa mel ni nag dafa am suñu benn ku ñuy liggéey ndool ku mu nirool Ndiaye preneur de son niroon naag Freddy N. waaw voilà nduróowaale lay am. xam naa ne boo saagoon am nañ dañoo bokk ay jeunes. en tout cas donc mais comme Ndiaye aussi il a du talent. tout à fait oui donc c'est une belle voix et puis mu doon koo xamante ne aussi. boo ko déglu parfois da lay jox Freddy comme que l'autre Freddy aussi kooku nag muy Fada Freddy. Donc le style acoustique tout ça c'est intéressant et c'est agréable à écouter. Très bien en tout cas ñu ngi koy souhaiter bonne continuation à l'artiste Freddy N bi nga xamante ne bi mi ngi apparemment il vit en France parce que gis nañ Tour Eiffel la. Alors Abdourahmane maa ngi lay remercier. di la sant di la gërëm bu baax a baax di la jox rendez-vous inchallah la semaine prochaine. xam naa ne bu dul yére tubaab ak cravate bi nga xam ne ñu doon ngokk ak sa invité nga indil ñu benn yére wolof waaye la ca ëpp solo mbokk yi
mooy foo gis Abdourahmane dafay indi benn téere kon dama am yaakaar ne sunu bibliothèque bi macha allah ñu ngi koy rokkos. waaw bibliothèque bi mi ngi am ay livres de qualité. comme ni ñu ko waxee chaque mardi dañu fi andi benn wala ñaari livres wala plusieurs tey nag ñu amoon plaisir di ko remercier encore une fois Aziz Fall. nga xamante ne nii suñu génnee nii. war naa ko wutal lu mu lekk. xam naa ne loolooy alors livre bi mi ngi tudd Les promesses d'une devise. Très bien. Alors mu doon un livre boo xamante ne pour man képp ku nekk sénégalais war na ko lire parce que ça s'adresse aux Sénégalais. Absolument. Alors maa ngi koy wax sànq ni mu ko bindee aussi c'est agréable à lire c'est facile à lire et cetera. Alors sortie officielle bi maanaam cérémonie dédicace samedi 22 décembre aussi. fële ci fan la ci encore. waaw mu doon foo xamante ne nii lii boo xam mu nekk bañ a tudd pour bañ a def publicité. mais incha allah. très bien xam naa dinañ ci teew. waaye xam nga li ma neex ci biir lii yëpp liiraguma livre bi waaye dafa mel ni lii sunu président poète bi on va pas arrêter di ko baamtuwaat da ngay enraciné wu pour. ubbeeku et c'est extrêmement important. Alors damay remercier bu baax a baax Mariam parce que Mariam saa su ne daf may jàngal lu bëri donc problème mu salinisation bi mbokk yi wax nañ ci waaye xam naa dina am yeneen pàcc yu nga xamante ne bi dana ko indi moom ci émission bu nu tuddee en pleine nature en tout cas c'est toujours un plaisir de te recevoir merci. merci beaucoup yaa xam man tamit maa ngi lay jaajëfal bu baax tey li ma wax rek macha allah ci environnement bi di remercier aussi ki nga xam ne moom mooy madame Waré Gana Seck ndax moom c'est une passionnée. très bien buy wax ci environnement moom. waaw day neex lool. très bien en tout cas di ko jaajëfal bu baax aussi. waaw ñu ngi lay gërëm Mariem vraiment moom di ko jaajëfal bu baax a baax li nga wax ci nu mu passionné daf cee am solo parce que yaakaar naa kii booy liggéey bu ci passion nekkul defe naa ne jëm ca kanam dina jafe moo tax ñuy remercier bu baax a baax madame Waré Gana Seck mi nga xamante ne bi mbokk yi di baamtuwaat ne mooy président commission environnement cadre de vie ca conseil économique et social ñi ngi nuyu en tout cas Serigne Thiam ma nekk ca conseil économique et social di sunu grand frère yow di la gërëm bu baax a baax xam naa ne du ñàkk ne di nga dellu siwaat parce que mbir mi dafa am solo ci sunu dëkk moo tax gëstu ci ànd ceeg population yi daal nekk na lu war. Merci beaucoup. Alors ñi ngi remercier ki nga xamante ne bi mooy monsieur Aziz Fall laata muy jeexal nag lu tax nga wax ñu nekk yow considérer sa bopp comme écrivain. non dama xam ni yow xaw ma xëy na yoruma xam-xam bi ak mën-mën bi par contre. sama doom macha allah moom day bind man moom laa gën a wóolu. que ni ñoom dañ bind livre que seen baay man mii seen baay mën naa waxtaan ak ñoom nag mais bind bi dama koy bàyyi ak ñeneen ñi. très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant njàngat bi ma ci am aussi laata may tëj mbokk yi dañu ne nit daal sa doom ngay bugg chaque fois mu gën la kon nag yal na yàlla sàmm njaboot yi yéen di leen gërëm di leen sant yéen yi nga xamante ne bi yéen a ñuy seetaan mbokk yi di remercier toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi dañuy ànd ak ñun di liggéey saa su ne di leen jox rendez-vous inchallah suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir. Merci. Merci beaucoup. Ouais.